Inmigrante, metina long. Dem bahía saya para Saidon. No tengo papel, vivo ilegal. Salgo en la calle, me llevan para cárcel. Inmigrante, metina lolo. Dem bahía saya para Saidon. asalaamaaleykum suñu mbokk yi di ñu seetaan di leen xamal rek ni yéen a ngi suivre seen télévision A2I TV ci seen émission kaddu immigré tey nag ñi fas yéene dem ba Madrid di dalal rek ñi xam ni ñoo ŋànk l'association des Sénégalais de Madrid ci benn waxtaan wu yaatu waxtaan wu am solo xam ne rek lépp dafa jëm ci wàllu immigration di sant rek di gërëm tam di nuyu tam ki xam ni rek Mboy Njóoba Diop nekk foofu ca France ñu ngi koy nuyu bu baax tam di ko gërëm di ko sant bu baax a baax di nuyu rek ki xam ni mooy Maysa Cissé nekk ci Valence fàttewuñu tam soxna Rama Kebe ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di gërëm tam ki xam ni rek mooy Rama Ba nekk fa ak borom këram di Lamine ñu ngi koy nuyu tam ak ki njabootam di nuyu rek tam ki xam ni mooy Serigne Moustapha Ndiaye fàttewuñu tam soxnaam Anta Diop ñu ngi koy gërëm bu baax a baax. tey nag ñu ngi Madrid maa ngi toog ak Mamadou Agne Ibrahima Gueye ñu ngi lay nuyu Diawar Seck ñu ngi lay fay Amar. Mariam Diop maa ngi lay nuyu bu baax. lan la ko naatee ñu ngi nuyu. kon nag mbokk yi gis ngeen ñi xam ne ñooy suñu invité gis nañu ay jafe-jafe yoo xam ni mi ngi am ci suñu biir askan ba jamono yi ci ginnaaw déggoon nañu juróom-ñetti Sénégal yoo xam ne au niveau de l'aéroport de Madrid am nañ fa ay jafe-jafe ñi nga xam ne nag doxoon nañ ca waxoon nañ ca sonnoon nañ ca ndax saafara la saafarawul. pour répondre ci sa question bi effectivement yàggul ma tëggoon sax ñaari semaine am na loo xamante ni xewoon na Madrid maanaam dans le cadre dans le contexte bi nga xamante ni xëy na Sénégal ak Espagne yàgg nañ ko signé maanaam dans le cadre des accords de rapatriement am na benn xale boo xamante ni jàppoon nañ ko war ko rapatrier Sénégal. donc comme ni ñu ko xamee aussi buñ koy rapatrier am na ay policiers yi koy accompagner ba ci biir avion bi accord yooyu aussi dañu permettre police yóbbu leen ba Sénégal donc ci loolu la ñu jàppoon benn xale boo xamante ne amul woon këyit buñ ko dugal ci avion bi nag mu amoon ay sénégalais yoo xamante ne jóge woon nañu Italie ñi Angleterre parce que dañu nekkoon transit war a dem Dakar par le biais de Iberia. donc bu ñu gisee scène bi nag seen xol yëngatu donc mënuñ koon supporter ils ont réagi mu am loo xamante ne xëy na indi na coow ci biir avion bi ba benn policier sax daanu si gaañu donc bi loolu amee waa Iberia jël décision que voyage bi dañ koy annuler à l'heure qui était prévue maanaam sur Dakar donc ci la policiers yi aussi ñi réagiroon nekk sénégalais ci lañ leen seppi ci ñi nga xamante ni ñoo ngi woon ci vol bi yóbbu leen maanaam. denc leen exact denc leen et bi ñu leen dencee aussi ñu nar leen juger le lendemain donc ci contexte boobu le mbir moom bu ñu ko yëgee aussi ñun au niveau de l'association amoon nañ aussi suñuy naataango boo xamante ni moo ngi liggéey dans le cadre de l'appui à la traduction directe maanaam ñi déggul espagnol di làkk olof. donc mu leen di jàppale ci li nga xamante ni mooy liggéey boobu. bi ñu ko yegee on a mobilisé certains de nos militants maanaam ñi nga xamante ni ñoo ngi ci association bi dem fekk si li nga xamante ni mooy jugement donc taxaw ci avocats yi leen représenté aussi défendre leen comme ni ñu ko waxee
parce que amul benn délit boo xamante ni commettre nañ ko parce que li ñu def mooy en tant que Sénégalais en tant que patriote gis nañu loo xamante ni yëkkati na seen xol donc c'était tout à fait normal et naturel que ñu réagiré noonu donc bu ñu leen jugé aussi ci suba sa yàlla def aussi ñu libéré leen parce que ñoom ñi fa nekkoon réagir ku ci nekk yor nga say kayit donc yor nga say papier donc amul benn problème boo xamante ne xëy na waroon nañ ko ci mën a am parce que ils sont comme ni ñu koy waxee légaux bi loolu weesoo aussi ñu libéré leen xale boobu ñu waroon rapatrier aussi ñu bàyyi ko ci 10 yooyu amoon na benn xale boo xamante ne moom dafa waroon ñibbi dans le cadre du projet retour maanaam am na projet boo xamante ni xëy na dinañ ci ñëw ci émission bi nga xamante ne association moo ngi koy liggéey ak organisation internationale des migrations donc xale boobu amoon nekkoon Grenada donc fi mu nekk ni projet boobu daanaka ci jeexante la nekk mais am contact boo xamante ne jàppale nañ ko ba Grenada waa ñu nekk Grenada waa Kousroxa daggal ko billet pour mu ñibbi Sénégal moom aussi ci voyage bi la nekkoon mais bu mu ñëwee policiers yi vérifié mu am passeport ñu téye passeport xale bi ba léegi finalement moom tamit mujjul dem barki démb woon na nee na ma waa Kousroxa ñoo ko dalal fu mu nekk nii parce que ñoom ñoo ko fayal bi ñoo ko waroon jàppale pour ñibbi Sénégal mais waa police ñoo ngi téye passeport bi dinañu contacter le consul général pour voir dans quelle mesure mun nañ ko dimbali soit ñu récupérer passeport bi wala ñu wutal ko beneen passeport wala wutal ko sof-conduit pour mu ñibbi ci njabootam parce que nekk na ci situation boo xamante ne situation bu doy waar donc lii moo xawoon Madrid ñu xam ni loo xamante ne aussi de façon régulière fii ci Espagne en particulier à Madrid dañ koy jànkonteel dans le cadre des accords yoo xamante ni suñu réew signé na ko ak waa Espagne ba tax aussi bi président Macky Sall ñëwee fii en direct laaj nañ ko nee nañ ko demandé nañ ko pour que ces accords de rapatriement ñu annuler ko ñu supprimer ko maanaam ñu may jàmm ñi nga xamante ni li leen tax a jóg mooy jàppale seen njaboot dimbali seen njaboot moo leen tax a jóge Sénégal jaar ci gaal yi ak tous les dangers que ça suppose pour ñëw Espagne pour daan seen doole jàppale seen njaboot donc loolu lan nañ ko officiellement président Macky Sall xalaat nañ ko comme ci nu mu tontoo ci cadre visitam bi à Madrid yaakaar nañu aussi c'est un nouvel appel boo xamante ni dañ koy def pour que ces accords là ñu mën ko xoolaat. sëñ Ibrahima yow yaakaar nga ni tey loolu gars yi def dal ci kaw policier est-ce que c'est normal. Bon, je pense que comme ni ko suma collègue bi waxee donc Mamadou Agne am na loo xamante ni gis nañu ne du yoon mais à part loolu aussi tamit nit ñi xëj na policiers dañuy def seen liggéey mais aussi tam pareel saa yi seen liggéey day jéggi dayoo ndax dañu toll moment boo xamante ni maanaam provocation lay mujjee waaw ndax comme cas bi añ doon wax ni léegi di expliquer par rapport ak boo yooyu ñu rapatrié tout récemment am nañ ci beneen cas boo xamante ni noonu la mel benn xale boo xamante ni nii maanaam yàlla dafa def ni ci gaal yi di ñëwoon ba nit ñi xam nañ ko donc am na benn livre bu mu jot a bind boo xamante ni nii maanaam tas na ci Espagne donc bi mu ñëwee fii waroon a daje benn xaritam ñu amati beneen cas bu mel noonu donc je pense que ñoom ñi ngi def seen liggéey mais ni ñu koy defee ñun daal dañu gis ne dafa parce que dafa mel ni ne policiers yi maanaam provocation la ñuy def boo xamante ni nii maanaam je sais pas tooñ xaw ma laa ko mën a tuddee xaw ma lan donc yooyu yëpp ay fànn la yoo xamante ni nii ñun ci suñu biir ci kuréel gi maanaam ñu ngi ciy dox ay jéem a xool naka la ñu mën a saafare loolu ak autorités espagnoles yi fii. ak suñu autorités yi donc ñun ñëpp bëgg nañu daje am benn daje boo xamante ni dinañu toogandoo ñun ñëpp ngir mën a xool maanaam naka la ñuy mën a saafara loolu ba nga xamante ni ëllëg si biir képp kuy doomu sénégalais boo nekkee fii au moins di nga mën a dox ci jàmm ak tranquillité ci mbeddi Madrid ak mbeddi Espagne. mais lan la ma laajte yow tey jii accords yooyu xam ne signé woon nañ ko ci ay jamono tey mu indi liggéey yow nan nga gisee loolu yow. waaw xam nga ko boo xoolee affaire yi ni mu demee dinañ ne ñoom xëy na ñu ngi seen droit waaye tamit ñun émigré yi nekk fii war nañoo jox tamit cër parce que booy xool cas yi ni mu demee nii sénégalais yi ci boppam du ñoom toor bi yëpp mën nañ leen koo jox parce que par exemple bu ñu jëlee ki bindoon livre bi par exemple parce que moom dafa taxawoon ci wetu restaurant bi di envoyer message ñi nga xam ne dañoo waroon a ñëw añ ci restaurant bi léegi xam naa policier bi avant boobu policier bi ci boppam amoon na ku mu doon joteel
ci place am ak beneen xale bu góor léegi xam naa ci incident yooyu xëy na moom mi ngi gis kooku di bind di envoyé message xam naa mu defee dañ ko doon graver mu ñëw laaj. mooy dañ ko doon filmer. dañ ko doon filmer. mu ñëw police bi. policier bi mu ñëw laaj waa ji ndax da nga ko doon filmer waa ji ne ko noonu filmer mu laaj ko këyit après mu laaj ko téléphone am mu xoolee gisul dara xam naa ci la yëngu-yëngu yi amoon foofu moo tax xam naa mu doxale noonu. mais tey Marème tey jii gis naa ni jeunes yi ñeme nañu police lool te ku xool ci jamono ju njëkk jë mag ñu fi njëkkoon ñëw suñu gisoon ab police yi sax dañ koy moytu du ñuy jaar ci tali boobu. yow doo ma mën a jàngatee loolu. ndaxte immigration léegi dafa changé bu njëkk avant mag ñi ñoo doon ñëw mais 21e siècle lañ nekk presque jeunes yi rek ñoo ñëw mais souvent jeunes yi ñëw ils sont diplômés ay xale yoo xam ne dañoo instruit dañoo jàng xam seen ay droit ñoom ñooy ñëw di immigré kon suñuy ñëw dañ xam lépp lu ñu war a def xam nañ seen ay droit xam nañ seen ay devoir ñu ñëw fii nag def immigration ça veut pas dire que ñun dañoo war a ñëw jaamu tubaab yi dañoo war a ñëw liggéey suñu liggéey xam suñu ay droit ak suñu ay devoir di ko def. Ndiawar Seck yow mi xam ne fekkee nga démb fekkee nga tey quelle est la différence aujourd'hui entre l'immigré il y a disons je dirais plus de 15 ans et l'immigré d'aujourd'hui. baax na aussi ñu càmbar ko analyser ko xool immigration il y a plus ou moins 15 ans ak immigration tey ndax bu njëkk ou sax ñu dem au-delà de 15 ans parce que bu ñu xoolee ni immigration Espagne destiné Espagne ak sénégalais bu njëkk maanaam ñi daan dugg ci gaal maanaam a sax boo daan déglu rajo Sénégal daan ko way dem na Las Palmas indil ma mbasin boo demee tey Las Palmas la mu lee njaay maanaam fa lañ ko daan jënd ji di ko indi Sénégal di ko jaay maanaam c'était une génération ay magi commerçant ñoo daan jóge foofu maanaam ràbb yi boo demee ràbb yi maanaam ñoo daan jóge fu mel ne Louga Njàmbur di dem Las Palmas di dugg ci gaal gi di dellu maanaam c'était des commerçants après il y a eu la coopération sénégalo-cubaine maanaam Sénégal ak Cuba amoon nañ fi coopération bu dëgër boo xam ne médecins sénégalais yi daan nañ dem espagnol commencé di tas Sénégal donc il y avait beaucoup d'intellectuels sénégalais et des étudiants yu commencé woon di ñëw Espagne maanaam di jàng si làkku espagnol di ko delloo Sénégal moo tax boo xoolee orchestre Baobab son historique maanaam jege na par rapport ak relation immigration coopération Sénégal Cuba Espagne ndax seeni way rek boo ko xoolee xam ni maanaam loolu c'est palpable bi après nag y a eu le boom de l'immigration maanaam Sénégalais yi commencé daan tukki ñii di dem Paris ñii di dem Allemagne di tas ci Europe commencé ñëw après les comportements ont commencé à changer parce que les lois ont commencé à se durcir maanaam daa nga gis sax koo xam ne danaan génn këram dem jëndi mburu ci cino bi balaa moo dellu suñu jàpp ko kilo tam yóbbu Sénégal laa dem contrôle bi dëgëroon na ñuy dem affaire yi di commencé di normal avec l'entrée de l'Espagne ci Union européenne maanaam këyit yi commencé dox Sénégalais yi commencé am buumu Espagne liggéey commencé am Espagne dëkk bi commencé neex booba y avait au-delà des problèmes aussi des possibilités de travail yu fi amoon avec le boom de la construction immobilier fii ci Espagne liggéey commencé am réew mi dox Sénégalais yi di ci génn ñu am benn moment boo xam ni nag aussi dafa ñëw réew mi xaw a doy waar ñu signé ay accords yoo xam ni wax dëgg yàlla dañuy soññaat le président Macky Sall ñu ko accord boobu dañu bëgg mu dindi ko nga xam ni sénégalais bu nu jàpp nan la delloo wala africain bu nu identifié sax mën nan laa delloo Sénégal muy lu metti
ndax ni ko sama naataango bi waxee jom rek moo ñu tax di tukki si maanaam wut si dimbali sa njaboot te loolu li ko waral aussi mooy wax dëgg yàlla tukki ci gaal gi problème yi commencé am te accord yooyu nag intérêt war a tax ñu sacrifier l'avenir d'une génération des intérêts étatiques bu mu tax aussi ñu sacrifier les Sénégalais maanaam def nu monnaie d'échange émigré warul doon monnaie d'échange yu état accord boobu nan ñu ci dimbali ñu dindi ko ndax wax dëgg yàlla metti na te contrôle bi wax dëgg yàlla sévère na fi toll ci Espagne émigration il y a 15 ans ak tey changé na nit ñi nekkoon nañ ci jàmm waaye aussi amuloon benn accord bu leen tënkoon waaye léegi accord bi fi am nag wax dëgg yàlla tax na ba boo jàppee Sénégal delloo ko dana la yomb am na ci réew yoo xam ne nag balaa ngaa yóbbu seen doom da nga ko seetaat parce que nag amuñu benn accord boo xam ne lié na leen ak Espagne ça ne veut pas dire que ni nag wax dëgg yàlla dañu war a nekk ci réewum jàmbur rek duñ jaar ci yoon boo ñëwee ci réew war ngaa topp yoon wa fa nekk nga dox ci. te président Macky Sall wax na ci nee na il va revoir ses accords ñu ngi ñaan rek mu gën a gaaw tey mais dans tout ça lan mooy taxawaay association yi dans tous ces événements ndax dañoo xool tey lu ci ëpp ci association yi ñu ngi ñiiroo te tey ñoo waroon jouer relais boobu entre la population et le consulat ndax ñu ngi jouer seen rôle président loo may wax ci loolu. waaw li ma la ci wax mooy effectivement rôle association mooy nekk kuréel bi nga xamante ne day taxaw askanam bi nga xamante ne moo nekk ci réew fi nga xamante ne foofu la ñuy migré maanaam en particulier Sénégal yi nekk Espagne association bu ñu sos maanaam parce que Espagne yaatu na donc bépp association dafa war a taxaw exactement pour défendre les intérêts des Sénégalais de l'extérieur maanaam jafe-jafe bu ñu mënta jànkonteel association bi dafa war a taxaw ngir jafe-jafe yooyu saafara mais war na nekk aussi maanaam pont entre les autorités consulaires, l'ambassade et la communauté sénégalaise. Donc, de façon générale, comme nous l'avons dit, cette association, c'est des associations de solidarité parce que ci yooyu dañ leen créé maanaam jàppalante dimbalante mais toll nañu fi nga xamante ne xëy na dimension difficulté yi ñu jànkonteel génn na rek ci sphère solidarité donc dugg na ci wàllu coopération dugg na ci wàllu légalité maanaam naka la ñu war a assurer ñi nga xamante ne amuñu papier association bi taxawu leen ngir ñu am seen kayit ñëpp ñoo xamante ne aussi jàpp nañ leen tooñ leen naka la ñu war a fexe ba am des avocats pour défendre leen xëy na ci cadre boobu aussi am na liggéey boo xamante ne ci suñu bilan bi passé defoon nañ ko maanaam signer une convention ak benn centre d'intégration boo xamante ni dañoo am avocat spécialisé donc bépp problème boo xamante ne xale yi amoon nañ ko ñu souligner ko maanaam ñu informer ci te problème boobu donc dañ leen di dériver directement ci avocat boobu kooku moo leen doon taxaw ngir effectivement problème bu ñu jànkonteel mën a faj au-delà de cet aspect maanaam li nga xamante ne mooy solidarité taxawu askanu sénégalais extérieur am na loo xamante ni tamit c'est important parce que bu fekkee ni ñun en tant que sénégalais d'Espagne ku nekk ci gox bi nga nekk yaa ngi liggéey mais amuñu un cadre unitaire waxuma rek ci Espagne mais ça il faut le voir au niveau global de toute la diaspora parce que bu fekkee ni ba léegi xëy na am na loo xamante ne amaguñ ko c'est que cette unité maanaam cadre unitaire boobu ñu war a am tous les Sénégalais de l'extérieur nekk benn nit maanaam défendre la cause des Sénégalais de l'extérieur tant que egguñu ci point boobu aussi dinañu nekk un acteur boo xamante ne xëy na nguur gi dina am loo xamante ne duñ ko ragale mais bu fekkee ni force boobu am na unité boobu am nañ ko lépp lu ñu yëkkati nguur gi dina ko effectivement accepter de façon globale donc loolu defe naa aussi c'est important dañuy insister aussi ci loolu ñun ñu ngi ci liggéey au niveau de l'Espagne pour que fédération bi maanaam cadre fédéral bi am xëy na amoon na renouveler ko mais ñu ngi lancer un appel à toutes les associations de Sénégalais d'Espagne pour que ñu taxaw que cette fédération soit beaucoup plus forte mën a positionner aussi dans le cadre d'une réunification globale de toute la diaspora sénégalaise. mais est-ce que tey am na tey benn kuréel boo xam ne tey moo boot association yëpp mën a jàppale Sénégalais yi dans l'intérêt je dirais de la population
waaw fédération nag FAOS daal moom man ci sama xam-xam xam naa ko mi ngi doxul nag wax dëgg yàlla loolu lu ñuy càmbaraat la ndax c'est un peu relatif. am na nag bu ñuy tuddee association des émigrés sénégalais d'Espagne maanaam nga xam ni ci association yi nga xam ni yi fi mag ci association africaine fii ci Espagne ci la bokk bu nekkul bi fi mag it ci yi fi mag la bokk maanaam loo xam ni tey am na ñaar fukki at ak lu topp daanaka defe naa ni loolu yàgg na. association boobu nag li ko tax a jóg aussi mooy boot association sénégalais yi nga xam ne ñoo nekk ci Madrid ñu tas ko ci Espagne àndandoo nekk benn comme ni ko président waxee nekk wenn say di yëkkateendoo di dóorandoo am na ci solo yama réflexion bi nga def ndax dafay loo xam ni waxuma la association waaye fédération war na ko doon waaye nag AIC mi ngi fi. tey jii pàcc yooyu tey association FAOS association je sais pas AIC. parce que dëkk bu ci nekk maanaam dafa am doxalin boo xamante ni moom la ñu am parce que tey ni Madrid di doxee bokkul ak ni Valence di doxee bokkul ak ni Barcelone di doxee. formé waat base bi nga xamante ni moo nekk Madrid parce que aussi tamit xëy suba monté benn fédération boo xamante ni association yi bu ci nekk ay ñett nit a koy représenté man je pense qu'à ce moment-là amul sens. et je pense que à ce moment-là bu fekkente ni loolu dafa am ñu ni def ko à notre niveau waa Catalunya def noonu waa Valencia def noonu waa Bilbao et je pense que su boobaa suñu kàddu dina doon benn te loolu yëpp en ce moment dafay fekk ñun ñëpp ñu bokk benn objectif boo xamante ni fa la ñuy dem ngir jéem a xool naka la ñuy suqalee mbirum émigration ci biir Europe. Soxna Marème mën nga ma wax taxawaayu jigéen ci biir association boo xam ne ay góor bu seq. man dama am lu ma naqari lu mu métti parce que man mënumaa comprendre ñu nekk benn comité une communauté sénégalaise ñi am ay parc association soo gisee ay nit suñ de amee ñetti sant sax ne def nañ association diw lu tax association yooyu ñun ñëpp ay sénégalais lañu am na ci séeréer am na ci joolaa am na ci mandeng am nañ culture diversité ñi def ñoom ñëpp ñu ñëw dajaloo ñu def benn association sénégalaise comme li président wax ak lu Ndiawar wax mbooloo mooy doole warul mën a nekk association faale wala association joolaa wala association séeréer du yoon. li góor ga waxoon rek ne xanaa ñun Sénégalais dañoo moo ñaale ñàkk mën a ànd. lu ma ci yokk rek mooy li Marème wax sànq mu am solo maanaam association yu ndaw yi association communauté wala famille wala village naka la ñu war a fexe parce que ci Madrid tamit am na. te loolu defe naa ni am na benn décision maanaam benn xalaat bi ñu ci am ñun en tant que membre bureau AIC naka la ñu war a fexe ba créer benn coordination. bépp association bu nekk Madrid dina am représentant ci cadre de concertation boobu ñuy créer maanaam lépp bépp information boo xamante ne am nañ ko maanaam mu jóge ci ASMR dinañ wàcc ci base bi ñoom aussi bépp activité wala bépp programme bu ñu am dinañ ko yëgal ASC yëg ko. dama lay laaj rek tey yéen ak FAOS la mooy seen relation kon. parce que FAOS c'est une fédération qui se réclame d'unir toutes les associations d'Espagne. yéen actuellement aussi yéen a ngi revendiquer benn phase boo xam ni pour mën a disons monopoliser enfin je dirais pas monopoliser mais seulement pour mën a ñëpp mën a am benn kii boo xam ni yéen a koy oto boobu yéen a koy dawal. mais kon problème a ngooga waaw c'est-à-dire que ñëwaat aussi ci FAOS parce que FAOS comme ni nga ko waxee c'est la fédération des associations des Sénégalais d'Espagne. bi ñu ko sosee xëy na ak léegi defe naa ni 2009 2010 lañ ko créé waroon nañu renouveler seen mandat mais malheureusement daanaka léegi moo 2 ans mandat FAOS renouveler ko jeex na donc ci tànk yooyu bi président Macky Sall di ñëw fii Espagne la ñu taxawoon pour que FAOS jël initiative wax ci tuuru association Espagne daanaka am na concertation ak échange yoo xamante ne ñun au niveau de Madrid ak waa Barcelone ak waa Canaria ak waa Saragossa ak ñeneen amoon na ci ay concertation yu ñu doon def. kan moo mujj wax ci tuuru association léegi bi ñu waxtaanee ak ñoom dañu leen ne waa FAOS ñun au niveau de Madrid en tout cas
amuñu benn information ci ni FAOS di doxee parce que on était représenté dans la FAOS ci ancien bureau bi léegi mandat bi jeex na amuñu tuñu information donc ñun duñu xaar prétexte visite président Macky Sall pour ne FAOS moo ñuy waxal bi ñu waxtaanee suñu opinion waa Madrid ak waa Barcelone ak waa Canaries ak ñeneen daanaka ñëpp d'accord nañ effectivement loolu war na mën a nekk maintenant ce qu'on va créer li ñu war a créer mooy créer un collectif boo xamante ne daayira yi maanaam association yi waa FAOS ñëpp dinañ ci bokk ñu présenter un mémorandum au président Macky Sall dem nañ ba échanger toog ci waxtaan ci ak ñoom pour que ñu xool naka la ñu war a doxalee mbir moom avant l'arrivée du président Macky Sall mais malheureusement il y a eu un désaccord ñoom d'accord ñu ci woon mais la grande partie des associations ci mbir moom la ñu d'accord ba tax na avant président Macky Sall di ñëw ñun def nañu réunion ñu convoqué le noir mais malheureusement ñëwuñu donc on s'est rendu compte que maintenant xëy na ñoom ni ñu gisee ak ni ñu gisee bokkul woon ñun de façon autonome et véritablement démocratique on a désigné Madrid on m'a désigné à travers ma personne pour wax au nom de la communauté maintenant ñun li ñu wax mooy que il faudrait que FAOS comme mandaam jeex na ñun duñu taxaw aussi naan xëy na comme légalement existé na mais nañu renouveler mandat bi ñu xool ñan la ñu war a jox fédération bi def liggéey bi nga xamante ne moo war au nom de tous les Sénégalais d'Espagne parce que tamit bu ñu ko deful fédération bi tour ci papier bi lay exister mais de façon concrète amul lan loo xamante ne moo koy réaliser donc ñun c'est ça notre revendication et c'est ça notre objectif nañu renouveler l'instance ñu jël les associations qui sont disponibles ñu nekk ci biir liggéey je crois que loolu ñu la kon ñoo ko déggandoo suñu mbokk yi di leen fàttali rek tey yéen a ngi suivre débat bi tey ñu jëmale ko ci association yi di ko defee fii ci Madrid Lavapiés mu nekk waxtaan loo xam ne dañoo bëgg rek suñ fi jógee ñëpp mën cee am njëriñ loo xam ne dañ ko ci tata tey taxawaayu jigéen ci biir association lan la loo ma ciy wax. jigéen ñi ñoo liggéey di jàppale seen jëkkër donc jigéen bu nekk ci association c'est un plus te ba pare dinañu permettre non seulement jëkkëram mu jàppale ko aussi ci biir famille bi. mais itam jigéen mooy subir la violence de l'homme. waaw tey ma bëgg ñu waxtaan ci tey yow noo gisee loolu ndax gis nañ fi ci jamono yi ci ginnaaw au niveau disons ci Barcelone ci côté yooyu xëy na benn soxna soo xam ne jëkkëram dóor na ko ba faat ko. man loolu moom rafetlu ma ko waaw du suñu aada du suñu cosaan waaw ñun suñu góor ñi lu ñu xam ci suñu diggante ak ñoom mooy teraanga ñun góoru sénégalais dafa am yërmande ci jigéen tamit am respect ci jëkkëram ñun loolu lañu am ñun loolu mooy suñu cosaan waaye nag dafa fekk ne immigration dafa am lu bari lu muy changer ci personne ci nit ndax soo jógee sa dëkk ñëw beneen réew da ngay ñëw fekk fii beneen façon comportement te ñun dañoo war a xam ne ñun jigéenu africain yi surtout jigéenu sénégalaise dañoo am cosaan bi mooy topp suñu jëkkër topp suñu waaju topp suñu ay ndigalu kilifa loolu lañu am même suñu ñëwee immigré ñëw ci yeneen dëkk tubaab waru ñëw jël seen aada waru ñëw jël seen cosaan dañoo war a suivre li nga xam ne ñun ñoo ko moom loi yi ak seen layeeg yooyu yëpp taxawut ndax dangaa war a topp sa kilifa ci lum la wax ak lum lay tere loolu suñ ko defee rek benn violence du am maa ngi koy ñaxtu di ko sonjaar sama moroomu jigéen ñi di leen wax ne leen changement yi ñuy def amul solo waaw nañ topp rek si suñ ndigalu kilifa suñ ndigalu jëkkër suñ ko defee loolu yëpp duñ am problème ci loolu. du ñu def rek lu dul seetaan élément bi. mooy li xam ne xewoon na fi am na lu askan ba wax kon nag nañu seetaan. jabar moom kenn waru koo dóor kenn waru koo saaga jabar soo koy indee fii moom da nga ko war a muñal teral ko sagaral ko nga xam ne jabar daa mooy yaay soo yërëmee sa yaay daa war nga yërëm sa jabar waaye di ko dóor di ko saaga ba dóor ba rey ko moom loolu moom dafa ëpp moom ma ne ko moom loolu moom lu ñaaw la jigéen bii ñu dóor Barcelona ba rey ko moom jëkkëram dóor ko ba rey ko ñu ngi koy ñaawlu lu baax a baax a baax a baax
ñun jigéen ñëpp la metti parce que li tax mu metti ñu mooy jigéen boo ko indee fii da nga ko war a yërëm dimbale ko wan ko mais soo demee ba nga xam ne moom amu fi kenn yow kese la fi am fekk fi ndey fekk fi baay fekk fi rakk fekk fi mag nga dem ba di ko toroxal mexoor nga bàyyi ko mu dem yoonam parce que ñun jigéen dañu am doole dañu am maanaa kon ku ñu sagal yàlla sagal la ku ñu suturaal yàlla suturaal la ku xeddi suñu sutura tamit yàlla du la mas a suturaal la kooku action boobu man dama toog di ko jooy parce que dama ko natt sama bopp dama xam ne dama nekk sama néegu sëy di sëy te sama jëkkër defoon loolu dina ma metti trop kon buñ ko defee keneen daf may metti na bépp jigéen bu ko dégg mais fii nag ci Europe Sénégal gañ dëkk sax dóor jigéen dafa xewe sàkka Europe képp ku ñu fi dóor normalement li nga war a def rek mooy nga teg ko ci aw yoon woo xam ne nii yoon dina la wan li nga lan mooy sa gëdd ki nga nekkal su xamul sa gëdd yow nga jéem a xam lan mooy sa gëdd lan mooy kan mooy jigéen. ndax jigéen boo ko jëlee Sénégal indi ko fii da nga ko war a toppatoo ndax jëlee nga ko ci ay fameem jëlee ko ci ndeyam ak baayam kon boo ñëwee yow yaa war a nekk ndeyam nekk baayam war koo toppatoo ndax tumuranke dafa yomb ci réew moo xam ne amuloo fa benn mbokk waaw may dénk góor ñi rek ne leen jigéen soo ko indee fii boo demee ba nga xam ne yow bëggatuloo ko na nga ko bàyyi mu dem moo gën nga koy jàpp di ko dóor ba di ko faat loolu moom wax dëgg yàlla moom teguwul ci yoon waaw ndax yàlla moo njëkk a tëral jigéen ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba amee ku ñëw ci moom di ko laaj sama ndey ak sama baay kan laa ci gën a fonk mu ne ko sa yaay mu dellu siwaat mu ne ko sa yaay mu dellu siwaat mu ne ko sa yaay ba mu ñetti yoon mu doog cee teg sa baay kon góor ñi dañoo war a respecté teg ñu fi ñu war a teg ndax jigéen mooy jur ku baax mooy jur ñëpp daal mooy jër lépp loo xam ne lu baax la jigéen moo koy jur te jigéen mooy suñu yaay kon jigéen dañ ko war a fonk ndax yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam aljannatu taqta aqdaamul ummahaat àjjana mi ngi ci suufu tànku yaay kon dañoo war a toppatoo jigéen. li amoon Barcelone moom du yoon parce que manque de confiance laa ko mën a tudde parce que en général góor ñi dañ lay jëlee Sénégal indi la fii même pour bàyyi la nga liggéey sax problème la dañ lay tëj yow doo xam dara ci réew mi même parfois mën nga génn di dem ci marché yi walla nga dem ci yenn lieu yoo xam ne nii da ngay régler yenn papier yi doo mën a communiquer ak tubaab yi te loolu yëpp du yoon jigéen boo demee ba jëlee ko ci réewam indi ko fi nga nekk pour man da nga war a am ci moom confiance totale mais jël ko ba koy dóor loolu moom du yoon moom loolu du yoon c'est dépassé. di jaale bépp jigéen bu nekk fii ci Europe parce que di ko jaale mbokkam yi di ko jaale bépp jigéen ndax ñun boobu buñ ko déggee metti nañu torop ndax ñun ay jigéen lañu te ñun suñuy borom kër ñoo ñu indi fii Europe ñu ñëw war a sëy fii te bépp jigéen bi fi nekk mu ngi def wàllam ci sëy fonk jëkkëram di dimbale jëkkëram yërëm jëkkëram man bi ma nekkee Sénégal boobu xamaguma Europe dama daan dégg ni jigéen ñi daan ñëw fii war a sëy si dañuy trahir seen jëkkër yi waaye bi ma ñëwee fii ba commencé dund vie wu Europe ba ma ñam Europe nu mu mel gisatuma benn jigéen bu trahir jëkkëram jëkkër yi ñooy trahir jigéen yi waaw te ñun loolu metti nañu torop da ngay indi fii sa jabar xamul kenn yow rek la xam mu ñëw fii ngir yow bu yegsee nga won ko ginnaaw di ko mettital di ko toroxal day metti parce que pour mu ñëw Europe yow rek la xam amul mag amul yaay fii amul frère amul dara yow rek la yaakaar bu ñëwee fii nga def ko lool day metti torop ci moom di souffrir loo jigéen ba dóor ko ba bakkanam xaj ci loolu xam ngeen ni rafetul metti na torop te ñun jigéen ñu ngi koy jaale bépp jigéen fii ci Europe te ñun góor ñi war nañ ñoo yërëm ndax ñun jigéen ñi fi nekk yépp sëy moo ñu fi tax a toog defuñu loo xam ne dina metti suñu jëkkër buñ ko tàggoo mu ne ñu bul dem duñu dem fu ñuy dem waaw respecté nañ suñu jëkkër yërëm nañ leen ñu ngi seen kàddu. Yamar li nga wax ni ñaaw na torop jabar boo ko àndee fii danga koy gis bëgg ko ñaan ko waajuram yi ñu may la ko ci sutura ak teranga nga andi ko fi xamul kenn ku dul yow ak yàlla boo demee ba nga suur ko lëmasal bu baax comme ni ñu ne lëmasee jox la nga dem jox ko waajur maa bëggoon seen waaye léegi moom fi mu nekk ni dool naa ci sëkk jabar danga koy considérer comme sarak tey moom ku góor ki muy def nii jabaram buñ ko defoon rakkam du ko neex
kon jigéen dañ ko war a sutural jigéen yërëm ko nebal ko comme ni nga considérer sa sœur considérer sa yaay sa jabar noonu nga ko war a considérer te fu mu nekkee ni kii lan lay wax mbokkam mi te bu delluwee Sénégal lan lay wax waajur xale bu jigéen bi lan lay jàkkaar la ko mbokk xale bu jigéen bi xam nga ne loolu ñaaw na góor yi na ngeen am xol yërmande ci jigéen yi tey góor yi moom yéenay suñu baay yéenay suñu jëkkër yéenay suñu lépp bu ñu la mayee boo suuree muural bu baax comme ni ñu la muuree jox la nga delloo waajuram yi mbokk ku jigéen ki moom ñu ngi koy jaale maa ngi wax ba góor yi Espagne na ngeen am xol yërmande ki seen jabar yi jabar boo ko àndee fii na ko comme sa doom lu mu bëgg nga bëgg ko lu mu bañ nga bañ ko ñun tamit jigéen yi amuñu fi kenn ku dul suñu jëkkër yi ñoo ñu fi àndi kon tey moom bu lii amee na ngeen delloo ci seen xel. kon nag suñu mbokk yi ñoo seetaanandoo élément bi xam ni gis ngeen ay jigéen bu ñu wax ci problème boobu tey sëñ Ibrahima yow ban jàngat nga ci am. maanaam man li ma ci dolli ci loolu moo di ne problème bu sérieux la boo xamante ni nii man je pense que aussi tam jigéen ñi toujours fu ñu nekk maanaam am na loo xamante ni nii buñ ko waxtaanee ak seeni borom kër maanaam dinañu mën a juboo aussi tam pour jéem a éviter loolu am na ay jéego yoo xamante ni nii jot nañu ko def jotoon na dem gisante ak la directrice de la Comunidad de Madrid donc bi ñu demee toog nañu waxtaan ak ñoom. bi ñu waxtaanee aussi tam ak ñoom jot nañu posé tamit problème yi nga xamante ni moom la fi jigéen ñi di faral di jànkonteel mooy ñi nga xamante ni dañuy souffrir ay affaire maltrato ñi nga xamante ni aussi tamit dañuy am ay doom te seen i doole demeewul noonu ba maanaam am na ci ay réunion yoo xamante ni jot nañ ko organiser ak assistante sociale yi. président loo ma mën a wax ci élément bi 17 ans. parce que am na ay comportement yoo xamante ne man personnellement mënuma ko comprendre parce que nga indi sa jabar. jële ko réew ma mu ñëw fekk si la fii nga bëgg a comporté wu comme si effectivement yaa ngi vivre au 18e ou 19e siècle parce que mais fii dañu liggéey moo ñu fi indi donc il est inadmissible sa soxna ñëw nga ne ko non yow li la war mooy des ci kër gi waroo dem liggéey kooku on a vu il y a eu des cas moi personnellement je connais des cas yoo xamante ne yu mel noonu mais loolu du yoon parce que bu sa jabar liggéeyee mais yow lay jàppale njabootam lay jàppale donc il n'est pas admissible que nga ñëw ci Europe ñu ne la yow tu dois être une femme de ménage kooku je crois que c'est inadmissible de l'autre côté aussi defe naa ni jigéen ñi comme ni ko soxna Maram waxee aussi waruñu ñëw Europe rek bëgg en tout cas dépasser comme ni ñu koy waxee les frontières parce que tamit ci sais lu ñu nekk am na comportement yoo xamante ni tamit ñun on est des africains on n'est pas des européens ay africains lañu am na loo xamante ne suñu cosaan la tamit il faudrait que aussi que ces règles de familiale de convivencia ñu respecté ko ñu xam ni ko aussi seen jëkkër donc seen kilifa ko ni ko soxna Maram waxee am na loo xamante tamit warul seen diggante ba xëy na ngay gis ñeneen nu ñuy defee ni tubaab yi di defee nga bëgg a copier loolu pour aussi indil say jëkkër ay jafe-jafe di ko yóbbu tribunal wala di ko génne que yooyu yëpp xëy na fii yàlla may nañu que amagul Espagne mais en France ak yeneen pays Europe loolu lu ci bëri am na ay xale yoo xamante ni indi lañ leen Sénégal ñu indi leen Europe ñu génne parce que problème am na ñu génne si jëkkër kër des ci kër donc yooyu def na loo xamante ni aussi lu rafetul la donc war nañu delluwaat xel yi aussi bien góor ñi ko jigéen ñi ku ci nekk li nga xamante ne mooy sa responsabilité nga assumer ko jàmm ne coy Ndiawar gisoo ni problème d'intégration la ou bien intégré bopp la. problème d'intégration comme ni ko sëñ Agne waxee mën na koo nekk ndax maanaam am réew ba fa ñëwee tënku ci réew ma na muy doxee baax na ci muy góor di jigéen maanaam bëgg a jël jabar jàppe ko na ni warut a génn warut a liggéey warut a am ay relation sociale warut a ami xarit warut a fréquenté maanaam tëj ko daal wutal ko ay limite te doomu aadama defe naa ni bu ak kóolute jógee ci ab diggante la fay des dootu bari man li ma ci wax rek di ko ñaawtu mooy ñun danoo weex dëgg te defe naa ni boo seetee ci yeneen réew yi ci yeneen waaso yi
maanaam la fa violence am ak fa violence bi toll dafa naa ni ñun àggunu ca waaye nag taxul mu rafet ndax jabar nawle la di yaay di ki nga xam ni moo lay wéttali nga jële ko ci njaboot mu sori ñëw Europe fekk si la fi ak muñ ak di ko comprendre maanaam dana ca am solo waaye jëkkër it sang la jëkkër sang la du morom te it jëkkër joo xam ne jëlee na la ci réew indil la bëgg sa teraanga bëgg noo jàppale say waajur bëgg laa jàppale nga ñëw fii comme ni ko xale yi waxee bëgg a cenc maay loolu wax dëgg yàlla neexul ci xol waaye nag warul la tax mu rafetal dóor wala ngay saaga wala ngay mettital bay àgg ca rey loolu defe naa ni te ñun boo xoolee suñu cosaan maanaam xool suñu diine war a xam ni ñun jigéen defe naa ni wax dëgg yàlla boo xoolee ci suñu cosaan mooy jigéen yaay la dees ko yërëm deesu ko dóor deesu ko gëdd deesu ko wax joo xam ne ñagas na sax ba ngeen di àgg ci maanaam di ko violenté suñu cosaan laajul loolu suñu diine digaluñ ko l'islam digalul kenn ngay torxal jigéen suñu culture suñu cosaan suñu vie sociale laajul loolu dafa naa ni wax dëgg yàlla du lu rafet maanaam toroxal jigéen wala nga koy dóor bay àgg ca rey man day wax dëgg yàlla dara lu ko jar ci àddina amu fi waaye nag nañu comprendre te di jël suñu di inspiré wu ci li nga xam ne moom la ñu yare ndax intégration dëgg la boo ñëwee ci réew war ngaa jàng foofu réew ma na mu mel nga dox ci waaye nag bul fàtte sa cosaan Senghor le grand poète toujours le disait il faut s'enraciner dans sa culture mais s'ouvrir à la civilisation extérieure le grand poète Senghor moo daan wax loolu maanaam saxal ci sa cosaan ak sa aada waaye nag ubbikul ca yeneen cosaan ya ak aada ya ngir ñu dellu ci culture boo xam ne moom lañu tuddee la culture universelle. tey lan la yow en tant que femme gis nga li dégg nga liñ fi wax seetaan nga élément bi tey yow ban jàngin nga ci am yow. nit moom boo ñëwee ci dëkk dangay xool lu baax nga jël ko nga xool li nga xam ne moomuñu ko nga jël ko tege ko ne dëgg la ñaari côté yëpp aussi war nañoo xool muy ci côté ci góor ñi ak ci côté jigéen ñi tamit surtout ci côté góor ñi tamit ñu xam ne ñun ay jigéen lañu matuñu des fois di nga def benn affaire ba pare sax regretté ko yéen tamit ngeen gën ñoo comprendre ngeen encouragé waat ñu parce que booy xool jigéen bu meree tuuti boo ko meree sax moom ak nu mu tàng loo ko mere boo toogee ñaari fan ñetti fan ko moom day ñëwaat ci yow dëgg la Europe la ñu nekk mais tamit du lépp la ñu war a jël lépp la ñu war a jël ci dans la mesure où tubaab yi ak ñun nuróowuñu da ngay gis tubaab ñoom seen règlement yi ñu am par rapport ak seen jabar yi nuróowul ak africain yi ñu am donc bu ma sañoon daal ñu xoolaat ni ñuy doxalee ci wàllu boobu. souvent nga gis tey sénégalais di góor di jigéen dañoo dem ba dugg ci mbirum drogue tey loo xam ne kenn mësu ko xam chaque fois que ça soit ici en Allemagne en France partout chaque fois ngay lire presse bi rawat na jigéen ñi da ngay dégg tel jigéen jàpp nañ ko ci tel avion tel jigéen jàpp nañ ko aéroport Dakar Yoff te temps yële tel jigéen jàpp nañ ko Nigéria te ñoo ñëpp ay sénégalais lañu. oui Yamar c'est vrai que doy na waar lool parce que bu ñu xoolee histoire migration defe naa ni képp ko xamante ne jóge nga sa réew dem bitim réew li la tax a jóg mooy daan sa doole nag ci liggéey ñàkk jëriñu defe naa ni loolu mooy base u immigration gis nañ ci changement c'est vrai que am na loo xamante ni xëy na amul woon am na aussi une base justificative boo xamante ni xëy na duñ ko justifier aussi mooy que crise bi bu mu ñëwee ñu bëri xëy na nekk nañ sans travail am na ñoo xamante ne xëy na pour ñoom dugg ci drogue bi c'est une voie boo xamante ne alternative la pour ñu gagner en tout cas de façon très rapide de l'argent jëriñoo ko mais je pense que loolu erreur la c'est une grande erreur et malheureusement aussi ci contexte bi ñuy vivre fii Madrid mënuñ ko nier il y a des Sénégalais aujourd'hui qui s'adonnent à ce commerce
illicite parce que c'est un commerce boo xamante ni tamit loi bi daf ko tere mu nekk Sénégal mu nekk Espagne parce que tamit Sénégal boo ko defee yoon day teg sa kaw donc loolu defe naa ni c'est une facette boo xamante ne bu bees ci immigration bi crise bi ñëwee nag xëy na amoon na mais ci la gën a tar donc loolu aussi je pense que war nañ ci xalaat bu baax war nañ ci xool au niveau des associations parce que problème bu amee tamit association rôle am mooy réfléchir ci ay alternatives lii am na naka la ñu war a taxawee xëy na ba loolu dañ donc bokk na ci li nga xamante ne xëy na activité de sensibilisation kooku am na solo sensibiliser leen sur d'abord l'illégalité de ce commerce mais sur les dangers parce que drogue danger la parce que am na ñoo xamante ne xëy na ñàkk nañ ci seen xel ñàkk na seen dund à cause de la drogue donc loolu tamit def naa lu am solo li ci des mooy au niveau de l'association naka la ñu war a fexe ba réfléchir ci ay alternatives maanaam lii baaxul bàyyi leen ko mais lan ngeen war a def loolu tamit xëy na ci ñoo ngi ciy xalaat naka la ñu war a fexe ba am ay activités formatives maanaam ñu former leen ci ay métiers yoo xamante ne xëy na war nañ ci mën a jëriñoo buñ ko mënee mën nañu xool ci yan anam lañ leen di war a utiliser ci ay organisation maanaam ci ay association ñu ngi ci waxtaan ak association Vecino de Lavapiés amoon na benn programme bi ñu xalaatoon daaw naka la ñu war a fexe ba former leen ñu ki nga xamante ne plomberie nga bëgg a def nga def ko ki nga xamante ni maçon wala menuiserie yooyu yëpp bu ñu paree ñu créer coopérative boo xamante ne xëy na fii ci Lavapiés wala feneen ci Madrid bépp vecino maanaam bépp voisin barrio bi soxla liggéey du woo keneen coopérative boobu lay woo pour effectivement loolu tamit njëriñ bi ci am ñoom ñi bokk ci coopérative bi ñu am ko donc loolu xalaat la boo xamante ni tamit ñu ngi koy en tout cas utiliser jéem a xool modalité faisabilité idée boobu loolu tamit lu am solo la. moo di fépp am na ko tey suñu la laajoon say kayit sax doon Sénégal la ngay bàyyi nga dem souvent duñu la contrôler mais lu tax loolu amatul léegi. waaw jamono soppiku melokaan soppiku jukko soppiku ma yabin ba ngay génn sa kër di tukki soppiku bu njëkk sa baay dana daan yàpp nga tukki waaye ba ngay takkee sa walis ba noppi lam lay wax bul fàtte sa jukko bul fàtte sa melokaan bul fàtte si diine bul fàtte sa cosaan ak sa aada waaye léegi buñ lay yàpp ngay tukki ña nga naan la sa doomi bàjjen jële di état sam bële mu am bëgg naa balaa yàgg nga wutal ma ko. L'émigration moom la ñuy tuddee le culte de la réussite le culte de l'exito maanaam tey xamuñu ni wërsëgu doomu aadama defe naa ni ko suñu borom binde laajul yàkkamti te yàkkamti dañ koy wax naan ku mu tax a fekk si ñeel nga ne ko fàpp nga laab doo àgg fa nga jëm te balaa nga loo yor ci laytaay lay yem am na loo xam ni macha allah dara da ko jarul du melokaanu sénégalais bu njëkk wax nga ko léegi fii ci Espagne sénégalais wu wax dëgg yàlla royukaay la fi woon te nag war nañoo def ba dellu ci melokaan woowu ni ñu koy defee nag ñun ci suñu wàll la bokk ñun association bi ndax wax dëgg yàlla looloo tax aussi ñuy yuuxuwaat di wax ñi fi nekk représenté l'état sénégalais ñu leen di wax ñu leen jooytu nan bu baax am foo xam ni mooy sunu siège. formation dinañu yomb pour ñu koy defal xale yi ci métier yi di am collaboration ak yi nga xam ne mooy ay unité de formation li ñu tuddee Espagne UFIL mën nañoo dem sax ba am ay relation ak bolsa de empleo yi entreprise de travail temporaire yi nga xam ne ñoo fi nekk di def orientation laborale boo xam ni xale yi ku ñëw tey am sa métier ñun la feede boo fa demee xëy na du ñàkk bii liggéey wala bii liggéey génn na bu ngeen ban sénégalais moo am profil ñu jox la ko nga dem. solution yi nag mooy di sensibiliser di leen xamal danger yi fi ne di waxtaan ak ñoom ndax nag wax dëgg yàlla ay xale lan yoo xam ni jom rek moo leen tax di dugg ci loo xam ni wax dëgg yàlla du lu rafetlu du tee nag ñu delloo leen ni leen wutin wax nay rafet warul la tax ngay dugg ci loo xam ni bu ëllëgee lu la ca fekk kenn ñaanalu leen ci yàlla bu leen ci dara fekk waaye lu la ca fekk
di ndogal jële la ca wala dimbali la ca dana jafe loolu te it dana tax sa deru réew wax dëgg yàlla du neex a sàmm sénégalais dafa am melokaan yàlla na yàlla def réew mi am xéewal ba nga xam ni kenn sa xel wala sa jom dootu la xiir ci def loo xam ni danger la lay jural xam ni Sénégal réewum Cheikh Ahmad Bamba la réewum El Hadj Malick la réewum Limaamu Laay la te réew moo xam ne la wax dëgg yàlla référence la nekk fu nu mën a ne ci àddina loolu nañ leen ko sàmmal suñu bopp. tey suñu demee ba yooyu yëpp di am tey ci biir dëkk bi rawatina fii ci biir Espagne tey da ngay dem ci dëkk gi Sénégal yu bari dañoo tàggoog seen sago lan moo koy di trompé te bari na fi léegi. Ibrahima gisoo ni parents yi au niveau du Sénégal il y a pas de responsabilité. nit ki seen parents yi amaana xëj na peut-être am na ñoo xamante ni peut-être pression bi leen seen parents yi di teg peut-être moom moo leen di yóbbee ba tax ñu dugg ci loo xamante ni waruñu ci dugg mais je pense que quel que soit alpha aussi tamit nit ki war na mun a am sa propre responsabilité boo xamante ni dina ko mën a permettre mu mën a xool ci li muy dugg parce que aussi tamit bëgg am ku mu tax a yàkkamti ba tax nga dugg ci loo xamante ni waruloo ci dugg. su boobaa tamit ëllëg bu amee lu la ciy fekk nit ñëpp genn wàll gi pratiquement mooy comme ni nga wax léegi da ngay gis ci mbedd mi am na façon nit yu nekk mais nañuy fexe rek ba di jàppalante ñi nga xamante ni nii mën nañu fexe ba mën leen yombalal ngir ñu dem ñu fexe li ñu demee ñeneen ñi nga xamante ni aussi tamit di dem mais mooy comme li ñu wax léegi je pense que ñun aussi tam suñu rôle la. ñu wax ak nit ñi sensibiliser leen donc yooyu yëpp duñ ciy jug maanaam. ci di yokk di ñaax nit ñi ngir ñoom ñu mun a xam li nga xamante ni moom moo leen tax a jóg pour que ñu mën a am taxawaay bu rafet non seulement que ni ñaari mbir lay indi dafay indi maanaam gën a rafetal suñu der ci réew mi mais aussi tamit tax nit ñi nga xamante ni ñoom lañ fi nekkal muy waa dëkk bi doon suñuy nawle mën am ci loo xamante ni dinañu ci mun a naw tamit. soxna Marème tey soo demee ba dégg ay jigéen say borom tey. soit Sénégal soit Nigéria jàpp nañ leen fa soit en Suisse soit en France. 95% ci jigéen ñi fii daan seen doole lañ xam dañuy xëy fajar yeewu dem di liggéey ñii dem ci restaurant yi ñii yanu seen ay bool di ko wër di def di ambulant ñuy dugg seen salon yi di liggéey yeneen jigéen ñi di liggéey ci kër yi foo gis ku baax am na ku bon. àdduna noonu lay doxee ñun bañ ñuy indi fii ñuy ànd ak suñ ay jëkkër ñun dañ ñoo indi pour ñu jàppale suñu waaju topp suñu ginnaaw jëkkër pour liggéey doxal suñu réew ñun looloo ñu taxaw na ñëw fii mais du leneen loo xam ne dañoo bëgg a ñëw yàq deru sénégalais ku ko bëgg a yàq yow yaa bëgg a yàq sa der sénégalais fu nekk muy fii muy sénégalais muy Sénégal toujours lu rafet lañ xam ci moom. lan la lu ma mën a wax ci loolu. jigéen ñi ay victime lañu ci loolu booy xool. parce que ki ko yor booy xool xeefe bi maanaam chef bi ñoom duñ ko sax xam. léegi dañuy utiliser léegi jigéen ñi ñu koy mën a utiliser ñu koy mën a transporter di ko yóbbu dëkk ak beneen dëkk. su ñu demee ba immigration nga nar ci ñàkk sa ngor. nar ci ñàkk sa diine ndax jàmm ko. di gërëm rek Mamadou Agne fàttewuñu itam Ibrahima Gueye di gërëm Lalla Konaté ñoom Marème Diop Ndiawar ñu ngi leen di gërëm yéen ñëpp ndax tam lii la ndax benn tubaab bi jógee fa la ñëw du ñu organiser. kenn du ñëw du ñuy jàppale. ñun ñoo war a boole suñu doole boole suñu xel boole suñuy xol pour rek mën a am une très bonne je dirais immigration parce que. en fait suñ ko deful tam dëkk yëpp ñu ngi ànd di booloo seen bopp kon booloo rek moo am solo di gërëm rek au passage ki xam ne mooy Moussa Diouf fàttewuñu itam ñoom As di gërëm tam Awa Cheikh Mbengue bu baax a baax ñoom Aminata May ñu ngi koy gërëm aussi di sant ñëpp ko depuis Lavapiés à Madrid di leen jox dox daje ci beneen émission.